Futurs Médias mbokk yi ñu daal di jublu ci xibaaru marax yi ànd seeg soxna Naata Mbaye soxna maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar sëñ Cheikh Tidiane Diagne di ziar ñëpp ñi seetaan télévision Futurs Médias. xibaaru marax yi bokk na li ci gën a fës calendrier examen fin d'année yi soppi nañ ko bac général bi dina am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet CFE ak entrée en sixième juróom-ñaari fan ci weeru juillet BFM juróom-ñeenti fan ci weeru août ay élèves ñoom ñoo doon ñaxtu lu ci bëri ni app bi dafa gàtt loolu ba tax duñu mën a xoolaat seen cours yi bu baax ay garab seenu njëkk ñu dem ba ful ko ñaar jàpp sax ñetti yoon syndicat bi ëmb pharmacien privé yi nekk fii ci Sénégal di ko naqarlu bu baax a baax ñoom sax dañoo jël dogal ne garab yooyu le duñ ko jaay fii léegi xamuñu yëf yi lan moo ko wundu ci jamono joojule am na ay garabu fraude wala yu yàqu yu ñu doon lakk fële ca diwaanu Louga ay réfugié maanaam ay daw làqu yu nekk fii nii ci Sénégal bàyyeekoo ca Mauritanie ñoom la ñuy naqarlu mooy anam yi ñuy dundee lu ëpp fanweeri at dañoo bëgg nag waa Sénégal wala Mauritanie ñu jox leen naw kayit ci jamono jooju sax dossier cosaan ak aada tey ji la ñu jagleel ko aada bu naari lu ci mel ni seenub fecc bu ñëpp xam mu di jaguar ak troupe bii di Cheikh Baba. wàllum tàggat yaram ak beach soccer maanaam football ci tefes bi Sénégal qualifié na ci final bi ginnaaw ba mu daanee Maroc ñetti bal ci ñaar Sénégal nar a jàkkaarloo ak Mozambique suba suñu réew daanaka benn ndam képp moom moo ko tere mu am juróom-benneelu victoire maanaam jël raw gàddu gi fii ci Afrique mu di CAN bu beach soccer loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. di leen dalal jàmm ci xibaaru marax yi ginnaaw daanaka benn semaine bu mu juree coow avion commandement présidentiel bi ñu ne état bu Sénégal daf koo jënd te ci communiqué porte-parole gouvernement bu joxuwuñu woon njëg bi kii di jëwrin bi ñu dénk nafa réew mi nag moom wax na ko moom Abdoulaye Daouda Diallo nee na avion boobule Sénégal mi ngi ko jëndee daanaka lu romb juróom-ñaari milliards ci sunu koppar te ñu ne avion boobule ni ñu ko jëndee daanaka ci budget ci loi des finances initial bu 2019 2020 ak 2021 la bokk moom nee na it xaalis boobu la ñu génne ngir jënd avion bi nekkul lépp lañ génne dañ koo pàcc bu mujj bi dinañ ko fay bu ñuy jot avion bi fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet bu boobaa ñeenti milliards ak ñeenti téeméeri millions la ñu fas yéene jox ñooñee ñu jaay avion bi. Abdoulaye Daouda Diallo tey jile mi ngi woon ci assemblée nationale ci ab plénière ngir xool ay projet de loi lu ci mel ni code pension civile ak militaire de retraite. ñu ngi leen ko doon wax sànq am na ay dates yu bees yu ñu jàpp ci examen fin d'année yile ministre éducation nationale moo jël dogal boobu lay waxtaan ci ak inspecteur d'académie yi nekk ci réew mi certificat fin d'études élémentaires ak entrée en sixième dina am juróom-ñaari fan ci weeru juillet baccalauréat général ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet BFM moom dina am juróom-ñeenti fan ci weeru août am na ay élèves yu bëree bëri fan yëpp déggoon ngeen leen ñuy ñaxtu ne kon date yooyu la dafa jege loolu. Fatima Touré Youssou Bayro teewoon nañu ci ndaje moom la tey ci suba. léegi leer na date examen yi nga xam ne mooy am ci njeexitalu année scolaire bi dañ ko rek daati jooyanti tuuti ñi def loolu nag di ministère de l'éducation ànd ci ak inspecteur académie yi ñoom nag daati rek dëgmal ay examen jàpp nag ay date yu bëri bokk na ci nag 29 juillet ñu war a amal li nga xam ne moo di bac général. ñu réaménager un tout petit peu suñu calendrier dina tax na nag CFE bi waroon commencer ci fin juin dina dem donc le 6-7 lañ koy def juillet soo jëlee baccalauréat technique bi le 17 juin la waroon démarrer léegi danañ ko démarrer le 1er juillet baccalauréat bi également dañ ko yóbbu ba le 29 juillet et enfin le BFM ñu commencé que le 9 août. examen yooyu nag di bokk ci jamono joo xam ne nag Sénégal fii dafay rek daal di taw ñu naan CAN hivernage wante ñi nga xam ne ñoo di njiit yi ñoom ñu ngi dalal xel yi. mais su dee day taw aussi l'homme face à une situation réagit daaw 6 septembre lañ ko defoon.
et pourtant fexe nañu ba organiser suñu examen ren encore dinañ ko organiser donc maa ngi wax ne rek en tout cas parents yi inspecteurs d'académie yi inspecteurs yi les syndicats les partenaires les enseignants ñun ñëpp nañu xool nan la ñu war a fexe pour que résultat date yi ñu jël ñu mën a organiser suñu examen yi dans de bonnes conditions. ci beneen wàll ba nag ministre de l'éducation moom rek daati rek wax ci li nga xam ni moo di programme bi nga xam ne nag dañoo namm recruter ay enseignants 152 000 inscrits am na ci plateforme boobee que moom muy xamal ne lépp loo xam ne rek transparence la dina ci am. ñi nga xam ne ñoo am priorité yi ci recrutement yi mooy ñi nga xam ne am nañu seen lijaasa jëm ci wàllum jàngale suñu paree nag daati jël ñi nga xam ne nag am nañu ay diplôme wante lépp lu ñuy def rek ci transparence lay daati tënku. examen bi nag dina am ci date bi ñu ko bëggee bu ñu sukkandikoo ci kàddu ministre bi wante nag ñoom lu ñu bëgg mooy am ay résultats yu gën at yu ñu génn. jàngale mi ci daara ju kawe bi rawatina privé yi état bu Sénégal nag lim leen amel cim koppar mi ngi toll ci fukki milliards ak juróom-benn CUDOPES di mbootaay bi ëmb établissement d'enseignement supérieur yu privé yi nekk fii ci Sénégal ñoom ñoo ko xamle ci ab jàkkaarloo buñ doon amal ak taskatu xabaar yi nee nañ nag buñ leen fayulee ñoom dinañu denc notu xale yi ñu yor wala sax ñu arrêté cours yi fii ak weeru juin bi di jeex Pape Fare ñi nga ak Pape Sangone Mbaye. ñu doon benn say di xàccandoo dóorandoo li ñu bëgg mooy ñu fay leen koppar yi ñu leen amel ñii di cadre unitaire des organisations privées d'enseignement supérieur du Sénégal ñoom daal nee na nguur gi lu tolloog fukki milliards ak juróom-benn bi mu leen amel mu jox leen ko. nguur gi yoreel biñ ko xaymaa bu tuutee ba tuutee ñun ñu ngi ko xayma ci fukki milliards ak juróom-benn waaw te buñ demee ba ci kanam dinañ gis ne sax ëpp na ko. mais pour le moment ñun loolu la ñu jàpp. mu nekk nii ñu ngi ci ay jafe-jafe yu bari parce que ndax banques yi ñu amaloon xaalis mënuñu leen fay kër yi nga xam ne loué nañ ko seen borom mënuñu leen fay am na école yoo xam ne sax peut-être mën naa am yëg ngeen ne tëj nañ. te notu gone yi diplôme yi ñu leen war a jox bu ñu jeexalee njàng loolu le CUDOPES daal di def dàqut sax ba arrêté njàng mi. fii ak mois de juin bi di jeex amul solution amul saafara danañu dakkal njàng mi bépp këyit boo xam ne ndongo yi waroon nañ ko soxla pour dem uti liggéey këyit yooyu yëpp danañ ko téye. ñu am bopp njaaxle. gali loolu boo nekkee nit am nga tiitaange te ñun ay étudiants lañ ñoo ngi jàng ci milieu professionnel donc bu ñu toogee ñu ne ñëw doo leen jot seen diplôme doo leen jot seen bulletin am nañ tiitaange bu rëy mais yaakaar nañ ne état bi li muy prôné mooy sauver jeunesse bi kon yaakaar ne moom dina ñëw paie dette bi ñu reprendre suñu cours ci ni mu gën a gaawee. mooy nekk inquiétude la ñu fi gis di ñaax état bi mu baral loxoom comme ni ko autorités yi jëlee notamment le président de la République nañu baral seen loxo ci ay engagement yu ñu jël. mbootaay bi nag nee nañ su nguur gi deful dara dinañ gën a dëgëral seen xeex bi ba fexe jot seeni koppar ndax nag ñoom école yooyu lépp ñetti at mu ngi nii ci ay jafe-jafe yu métti la ñuy dundee. Pape Fara Gningue syndicat bi ëmb pharmacien privé yi nekk fii ci Sénégal li ñu gis te di ko naqarlu mooy semaine bile bëri na ci ay garab yoo xam ne njëg gi dañ koo ful ñaar jàpp sax ñetti yoon lu toll ci téeméer ci ay produits pharmaceutiques la syndicat bi ne fii lekk ñuy xam yëf yi lan moo ko wund ñoom garab yooyu sax dootuñu ko jaayati Maimouna Ndiaye ak Aliou Diagne. ab yokku ñu nemmeeku ko ci njëgu garab yu bari yoo xam ni fi mu toll nii nee nañu dafa jalgati arrêté interministériel bi nga xam ne dañ ko fixé woon fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum 2003 syndicat bi nga xam ne moom moo boot pharmacien yi nga xam ne ñoo yëngatu ci privé bi fii ci Sénégal nee nañu lii dafa ëpp. du benn produit du ñaar mais si biir semaine bi rek donc diggante mardi ak tey toll na si téeméeri article te ni ñu gis mu koy continuer fii ba semaine yi di ñëw nombre bi dina gën a yokku. lii di dogal boo xam ni teguñu ko ci yoon bu ñu sukkandikoo ci syndicat bi ba tax na nee nañu dañuy dakkal njaayum garab yooyu. produit yi nga xam ne tey jii ñoo concerné am nañu li ñuy wax ay minéraux ak ay vitamines mais ñun ñëpp xam nañ ne tey jii malade yi am Covid garab yooyu day bokk obligatoirement ci garab yi leen di faje ba tax na xëy suba yokk leen yokk bu jéggi dayoo daf ñuy jaaxal donc population bu ñu gisee ni manqué na dañu xam ne. du coobare pharmacien yi mais yokkute bi mu yokkute te ànduñu si moo tax ñu ne amuñu droit jaay ko parce que ñi ko yokku bokkul ci seen liggéey te amuñu droit yokk ko. ñoom liggéeykat yi yamuñu ci ndax kat nee nañu jafe-jafe bii
lenn rek waral ko lu dul reclassement boo xam ne amal nañ ko ci garab yi ak it li ñu duppee homologation ci njëg yi. ñu fàttali nag aussi que nguuru Sénégal aussi moo ne bëgg na garab yi yomb bëgg na garab pour fu population bi toll mën ko gis te mën ko am lii ñu gis nag nga xam ne lu daan jar fukk tey di jar ñaar fukk wala di jar fanweer xaw nañu jaaxal. dogal bi bu ñu sukkandikoo ci ñoom dafa tukkee ci waa douane ñoom syndicat bi nga xam ni moo boot pharmacien yi yëngatu ci privé bi fii ci Sénégal nee nañu lépp lu leen yoon may rek dinañu ko def ndax kat bëgg nañu njëg yi ñu delloo ko ni mu nekkee woon. ñoom pharmacien yooyu le bokk na ci li ñuy xeex garab yu bon yi wala garab bu fraude yi service régional du commerce ba ca Louga lakk na ci ab lim bu takku ak yeneen mbir yu ñu mënut a jëfandikoo ñu ne nag garab yooyu la ñu lakk booy xool xayma gi toll na ci fukki million ak juróom-ñett loolee lépp ci at bi lañ ko teg loxo Thierno Fall ca diwaanu Louga. muy ab loo bu am solo ci ay produits alimentaires pharmaceutiques périmés ay médicaments contrefaits lépp ñu xayma ko ci 16 tonnes ci koppar mu war a toll ci fukki millions ak juróom-ñett yu teg. produits yu bëri yoo xamante ne daal véritablement sakkan na lool moom lañ fi lakk tey ay produits périmés wala mu doon ay produits yoo xamante ne fraude la duggee wala produits yoo xamante ne amuñu autorisation wala mu doon produits yoo xamante ne respecté wuñu ay normes environnementales. moom nag dina ci profité rek ngir ñaax askan wi xamal leen loraange yi nga xamee ni si mën naa juddoo ci ñuy jëfandikoo produit yu ñu mel. consommateur bu dem ba war a jënd produit nga xalaat ne man produit yu may jënd baax na wala baaxul réflexe boobu nga war a njëkk a am ci nan maanaam nga xool emballage produit bi nga njëkk a xool date bi est-ce que date bi périmé wul bu périmé wul tamit doo yem ci loolu rek. da nga war a xool condition de stockage ak de conservation produit bi. gouverneur région bi nga xamee ni moo jiite woon cérémonie ci kàddoom daal dinay ñaax ñi nga xamee ni si ñoo di commerçant yi rawatina ñi nga xamee ni rek dañu hésité di jël produit yooyu nga xamee ni si dañ koy tere di ko jaay ci marché bi. parce que lii boo gisee xam nga nee na li sànq mat na 16 tonnes fa la ko jëlee ci ay biir commerçant lañ ko jëlee ñooñu nag aussi dinañ communiquer dinañ sensibiliser aussi mais tamit aussi dinañ tamit aussi xaw aussi ni ñu appliquer tamit loi bi ci ñi nga xam ne aussi tamit dañuy jaay lu mel nii loolu la su ko waxee daal mooy solution bi nga xam ne moom moo fi nekk vraiment tamit ci wàllu woowu quoi. cérémonie d'incinération bi ñu ngi ko amale woon ci route de Koki ci teewaayu gouverneur ak chef service régional bu commerce yeneen responsable yu bokk ci sécurité publique ak itam brigade des sapeurs pompiers bu Louga. fële ca Casamance moom ay nit yore ay gànnaay ñoom ñoo songu ay agent eaux et forêt daal di cay faat sax benn civil bi dafa àndoon ak agent yooyu le mi ngi xewee ca village ba ñu naan Kujube ñoom ñi def lu ni mel dañ koo def ba noppi daw làqatu ji agent eaux et forêt yooyu le dafa am ay ëkk yu ñu doon jël foofu le ndax xam nañ ne dañoo tere daggum garab foofu ci jamono jooju la leen sàmbaabo yu songu ba noppi tiire ay fetel ci seen kaw ci jamono jooju armée moom mi ngi wëyal ay yëngu-yëngoom ngir fexe ba dolli kaaraange ci réew bu Sénégal 32e bataillon bu Ourossogui moom def nañ ab taxaw seetlu ci liggéey bu muy def ca wàllu woowule lu ci mel ni xeex wàllum terrorisme ak banditisme bi am ñaare ca frontières yi waaye it fexe ba jàmm gën a law ci réew bu Sénégal Matam Ali Bandel Niang 32e bataillon bu jëm ci wàllum l'armée gi ca Ourossogui door nañu lu jëm ci fête patronale bi ñu nekk ci édition bu njëkk bi gannaaw camp bi ñu amoon ci Ourossogui indépendance ak léegi nguurub Sénégal ab jéego bu am solo la ubbi gannaaw bi ñu yabalee takk der yooyu le ab bataillon infanterie bi nga xam ne ubbi nañ ko fi tax na lu ëpp ñeenti compagnie moom mu ngi fii ci diwaanu Ourossogui. na la won ne militaires yi takku nañu seen ginnaaw chef. dina la won tamit ne militaires yi ak force de défense et de sécurité yi benn lañu ñu ngi booloo di liggéey dina la won tamit ne militaires yi ak population bi ñu ngi lënkoo te loolu rek la ñuy laaj parce que ñun armée nationale lañu. ma doon wax ne bataillon bi dafa am benn degré d'opérationnalité yàggul a juddu waaye liggéey bi mu liggéey bu takku la déjà fii ci li ñuy naan zone de responsabilité am mu ngi patrouiller ci fleuve bi. lu ñeel wàllum xeexum terrorisme rawatina ci frontière bi njiitalu armée de terre bu sénégalaise kat daanaka rafetlu na bu baax a baax jéego yi ñuy bokk di defandoo ak seen ay ñoñ ya fare pour mun a jël en compte daal menace bu nekk ci frontière bu nekk ñu gën a présent ci frontière yëpp moo tax fii ñu nekk nii
xam nga ne frontière la. ci teewaayu gouverneur région bu Matam mi fegoo woon ak commandant zone militaire numéro 2 te jóge ci Saint-Louis édition bu njëkk fête patronale 32e bataillon bi ci Ourossogui katab ngëneel judd na ci rawatina ci participation bi nga xam ni kilifa yi ci wàllum diine ak aada ñoo nañ ko bokk ak militaire yi. ci assemblée générale plateforme régulateur audiovisuel UEMOA ak Guinée njiitu réew mi Macky Sall am na kàddu yum ci yëkkati di wax ci ñi rax métier mu taskatu xabaar yi nekk fii jaarale ko ci CORED ñoom am na ay kàddu yum ci yëkki Mamadou Thior ma ko jiite nee na loolee lu am la sax waaye njiitu réew mi am na ci wàll ndax dafa yéex a signé décret d'application lu ci mel ni yi yitteel code de la presse Chérif Dia Babacar Camara. njiitu réew mi saa yu amee occasion dina ñaawlu tolluwaayu ëttu tasukaayu xabaar yim jàpp ni am na ñu ci juux te bokkuñ ci muy loo xamante ni njiitu CORED dëggal na ko wante jàpp ni Macky Sall it am na ci responsabilité moom mi yéexoon a signé décret d'application yu code de la presse. xam nga loolu président di ñu ŋàññ quand même moom am na ci wàll bu ñu waxante dëgg parce que xam nga atum 2010 Abdoulaye moo fi nekk woon ba moom 2017 bi mu ñëwee juróom-ñaari at yoo xam ne dañu amoon projet de loi boo xam ne code de la presse boo xam ne c'est assemblée nationale lañ ko yóbbu ñoom ñëpp ñu soofantal ko donc xam nga juróom-ñaari at ñu adopté ko 2017 ba jusqu'à 2021 moom muy toog a signé ñaari décret d'application yi pour ñu mën a jëmmal loi boobu donc fukki at yoo xam ne amuñu benn loi bu ñu tënk. mu ñi fare ci nguur gi wala ñiin bokk ci ëttu tasukaayu xabaar yooyu ñoom ñëpp ànd nañ ci ñu daal di rek joyanti li nga xamante ni mooy tolluwaayu yooyee ëttu tasukaayu xabaar ñuy wax assainissement. régulation bi dafa nekk loo xam ne dafa gën a am solo tey ndax audiovisuel buñ koy waxati du yem rek yamatul rek ci télévision audiovisuel dafa dugg ci IP mooy internet. parce que mënuñoo bàyyi nit ñi ku ci nekk di def lu la neex di wax lu la neex ak nu mu la neexee yaakaar ne kenn xamul kañ la. jooyanti ëttu tasukaayu xabaar yooyu gaa yi tàmbali nañ ko ba tax na ñu daal di tàmbali di joxe li naan carte nationale de la presse su ko defee ñi ci bokkul ñu génne leen ci. kitis boobu laataa ñu la koy jox dañuy xool yow yaay kan ndax yow yelloo nga ñu ne technicien nga mbala journaliste nga taskatu xibaar non professionnel yooyu ñooñu nga xam ne amuñu benn wàll suñu métier bi ñoo rax ñu li ñu ci jublu rek mooy seppi leen sànni leen fële ñu xool yi la ñu mën a leneen lu ñu defe bañ a wéy di yàq tur métier tasum xibaar. génn yu bari yi jëm ci ëttu tasukaayu xabaar yi nag terewul moom Macky Sall di leeral ne réguler mënuñ ko méngaleek censure. ñaareelu session année pastorale muy ay activités yi jàngu bi di amaloon nañ ko ca foyer charité ba nekk ca Cap des Biches bokk na ci li évêque province ecclésiastique yu Ndakaaru waxtaanee muy mbirum ñaari tur yi ñuy waxtaanee fii ci réew mi jamono ji xëyuma ndaw ñi waaye it fitna gi am ci diggante Israël ak Palestine Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. Église catholique bu Sénégal waxu démbam mooy waxu tayam àndut benn yoon ci lii di mbirum góor jigéen. affaire homosexualité def nañ ñi ci itam manifestation li woor ba woor ci li ñu gëm ak ci li ñuy jàng ci sunu téere yi ànduñu ak homosexualité waxoon nañ ko Thiès bi mu leer nañ ñu ngi koy waxaat fii na gën a leer nag. coow li nga xam ne tamit mooy dox ci diggante Israël ak Palestine daal dina leen di jaaxal lool ba tax ñuy sàkku naka jàmm. bëggoon a wax ne li xew diggante Israël ak Palestine du affaire guerru diine parce que ñi fa nekk di ci am tumuranke mun nañu nekk israélite mun nañu nekk sëriñ mun nañu nekk chrétien kon nag li ñu war a jiital mooy li mun a sàmm dund nit ñi. ñuy ñaax état bu Sénégal mu gën a def ay jéego ci projet yi nga xam ne daal dina koy jël ngir wutal ndaw ñi liggéey ñuy xam ne sax ñoom pare nañ na bu ko état bu Sénégal sàkkoo ngir daal di koy jàppale ci seen xam-xam. état bi ak entreprise yi ñu def seen kéemtulaay kattan ndax jeunes yi mun a am liggéey te démb sax bu ñu waxtaanee ak njiitu réew mi dañ ko ne sunu Caritas dafa am expertise liggéey ak mbooloo yi kon nag. mun nañu jëriñoo expérience su Caritas bu dee li ñuy tuddee métier vert
liggéey ca àll bi liggéey ci tool yi loolu am nañ ci expérience. ñi nga xam ne nag ñooy way politique yi ñoom ñi ñu leen di ñaax ngir ñu bañ a jël askan wi di ko xeexe ngir seen intérêt yi bopp lu ni mel tamit la ñuy sàkku ci ni nga xam ne moom la ñuy doxale mbirum suuf ñuy ñaan tamit taw bu bëri te indaale jàmm bu ko defee Sénégal mën a am nawet bu baax. daw làqu Mauritanie yi nekk fii ci Sénégal ñoom nag danoo mer bay futt ndax nee nañu fanweeri at ak lu topp ba ñu nekkee fii ci réew mi ba léegi anam yi ñuy dundee dafa jafe loolu lu toll ci fukk ak ñeenti junni lañu ñuy ñaax kilifa yu Sénégal ak yu Mauritanie ñu jóg ci seenu mbir di ngeen déglu reportage Nongoka ci journal 20h bi ci wàllum cosaan ak aada ci ñoom waa Mauritanie sax la ñuy des ba léegi rawatina troupe boobu la ñu naan Cheikh Baba ak seen fecc boobu ñu tuddee Jaguar mu di ab banqaas ci seenu cosaan ak aada bu am solo ndaw ŋànk ko bu baax a baax di ci def liggéey bu am solo ànd ceeg Pastef reportage Ibou Diouf Jafara Ba Pape Sangone Mbaye. bokk na ci liy jëmal xeet cosaan ak aada loole groupe bi di Cheikh Baba xam na ko bu baax a baax ba tax na ñu ngi ciy béy seen waar ni mu waree. ñu ngi def culture mœur ñu gën ko xam ci Jaguar. waaw yonante bi daal lañu ñun suñu way lépp suñu yonante bi la ñuy tàgg wala nit ñu baax ñi nga xam ni ñoo nekk fii Sénégal ci loolu daal la ñuy yëngu mu nekk ci biir culture mœur nag mu nekk cosaanu naar. askanu naar doon ñu am solo lool fii ci réew mi loolee tamit danañ ko faral di fësal ci yenn xumbite yi. troupe Cheikh Baba. boo xoolee moo jiitu suñu judd parce que génération bu ñëw rek day jël relève bi mais boo xoolee en 89 nag ci la gën a suudewu ba tey muy dox di dox ba ñëw ci suñuy loxo. groupe Cheikh Baba di wane xarañteem ñooñu di jóge fu nekk ci Sénégal ngir teewal askanu naar. mu ngi tudd groupe Cheikh Baba waaw ñun ñu ngi basé suñu siège mu ngi nekk Yëmbal daanaka bu nombre bi yëpp ñëwee dem nañ ba mat ci ay 25 personnes parce que am na guitariste am na ñuy tëgg tabala yi am na ñuy jouer plate yi am na kuy way am na ay danseurs aussi. culture mœur mën nañ ne jamono yi fi mu toll mu ngi avancé mais des na ba léegi parce que fi mu war a àgg dëgg àggagu fa mais nag jeunesse bi période bi moom ñu ngi ciy liggéey bu am solo di ci góorgóorlu di ko fësal ba ñu ngi koy commencé di ko xam Sénégal ak ci sous-région bi. ci xew-xew yu mag yi ñu amal fii ci réew mi dinañ ci faral di teew amal ci tamit ay yëngu-yëngu yu mucc ayib jaarale ko ci lépp lu laale wala cosaan ak aada. ndax culture boobu Sénégal la bokk parce que ay sénégalais lañ donte que ay naar lañ mais ay sénégalais lañ te comme Sénégal fii culture bi xam nañ ñi ko yor wax dëgg fa yàlla ñu ngi leen lancé appel ñu teg ci loxo. askanu naar yàgg fësal seen cosaan ak aada fii ci réew mi loolee ñu koy jaarale ci xummite jamono ji nag ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu gën leen dooleel ngir li nga xamante ne ndono la ñu mën ko gën a sàmm bu baax a baax. ay nappkat wala ay soxna yuy yëngatu ci lépp lu jóge ci géej gi maanaam da ngay waas wala leneen ñoom mën nañu léegi am ab crédit ñu lebal leen xaalis dooree ko 50 000 dem sax ba 300 000 jaaree ko ci benn nanu crédit bu DER teg fële ca quai de pêche ba ca Yoff cérémonie ba démb la woon Papa Amadou Sarr jiite DER la ñuy déglu ci micro di Sa Pereira. nano crédit bi mooy ndimbal njaboot mooy ni ko Fatou Niass di waxee jooni dañ lay jox financement 50 000 ba 300 000 francs ak 1% de taux de 5% nga remboursé nga mun ko utiliser directement si sa xaalis mais aussi si sa porte-monnaie électronique ak suñu partenaires yi ñuy liggéeyal ñi ngi fii ci les quais de pêche Yoff Soumbédioune ñu ngi waaj a dem Yaraax Hann Ouakam Ngor pour jàppale nappkat yi jox leen financement wutal leen camion frigorifique wutal leen pirogue en fibre de verre pour que ñu mën a napp si ay conditions yu wóor mën a dellu si ay conditions yu wóor jox leen ay gilet de sauvetage jox leen ay GPS jox leen fond de roulement jox leen camion frigo defal leen ay unité de transformation de produits halieutiques mais it ay chambre froide ak usine de glace donc secteur pêche comme ni ñu ko waxee gàcce ngaalaama yéen ngeen di liggéey yéen ngeen di remboursé te bu soobee yàlla bu ñu continuer dinañ leen gën a jàppale Sénégal jëm kanam Dakar jëm kanam Yoff jëm kanam.
ñu jeexaleeg tàggat yaram beach soccer footballu tefes Sénégal qualifié na ci final bi ginnaaw ba mu daanee Maroc 3-2 mu di ab ndam bu nar a tax ba gaynde yi war a bokk ca mondialu Russie ba août lay am Sénégal dina daje ci finalu CAN beach soccer boobu léegi Mozambique suba bu 17h30 jotee ca Saly Portudal. Afro basket 2021 ci góor ñi Sénégal moom xam na ñi mu war a bokkal ci poule bi ndax tirage au sort bu 30e édition Afro basket bi def nañ ko tey jile ca Rwanda mi nar a dalal jongante bi tournoi bi dinañ ko amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août ba juróomi fan ci weeru septembre bokk na ci Sénégal ñi mu bokkal poule kon Cameroun wala Soudan du Sud. mbokk yi fi la ñuy yam ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen 20h incha allah journal en français ak Léa Soukeyna Ndiaye di leen ñaanal ngeen fanaan jàmm.